salaamaaleykum mbokku internetu El Vision Média ku ci nekk ñu ngi lay nuyu bu baax di leen dalal jàmm ci seen émission Vision Ensemble tey ñu am nag ñaari gan yu mag yoo xamante ni ñi ngi milité fii ci commune Diamaguène Sicap Mbao ki suñu ndajoor nekk Yahya Fall nekk responsable politique bu Karim Horizon 2024 nekk en même temps directeur Arafat Immobilier Yahya ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar. Bon ki ngay xam ne moo ci topp mooy Pape Ba nekk tamit un homme politique nekk un acteur de développement fii ci commune Diamaguène Sicap Mbao donc Pape Ba ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar. ñu ngi lay fay di la nuyu di la ziar di rafetlu émission bi lool di nuyu sunu rakk mu nekk ku am ambition nekk koo xam ni amoon nañu yaakaar ne dana agsi fii muy El Hadj Lo nekk PDG El Vision Média di ko nuyu ak équipe bi yëpp di nuyu Sidi di nuyu sunu xarit bi Yahya Fall. waaw ñu ngi rafetlu noonu nga duggee ci émission bi di wax ne suñu ñaari invité yi nag suñu leen invité dañu bëgg ñu waxtaan ci li nga xamante ni mooy ci tolluwaayu réew mi maanaam ci Covid 19 bi fi mu toll ci feebar bi yan matuwaay la ñu war a mën a jël ak yan action la ñu war a mën a mëne ba nga xamante ni feebar bi dina fi jóge ci jàmm ak salaam beneen bi ci topp ñu bëgg a wax ci tolluwaayu politique ci fii ci Sénégal tey ni mu mel ni mu demee yan solution la ñu war a mën a amaat tey ci suñu am politique ba nga xamante ni lépp loo xam ne bëgg nañ ko suñu Sénégal ñu mun ci jot Yahya Fall. merci maa ngi leen nuyu bu baax. di la ziar di nuyu sama frère Pape Ba. di responsable aussi di nuyu bu baax El Hadj Lo comme moom fu mu tàmbalee. question bi nga posé aussi question bu important surtout moment actuel. tey bu ñuy wax problème Covid-19 bi am nañ si xalaat. en tant que citoyen am nañ si xalaat aussi en tant que acteur ndax tey ku gis ni mu mel sur le plan international ñun suñu dëkk yi nga xamante ni dëkk yu pauvre lañ am lu mel ni Sénégal képp ku fi nekk ndaw war nga tiit ndaxte boo xoolee États-Unis la fay dee France di dee un peu partout dans l'Europe war nga xam ni ñun attanu donte nag le chef de l'État son excellence jël na ay matuwaay yu am solo mais réew mi attanagu ko ndax tey ñu ngi si couvre-feu bientôt 1 mois 15 jours ba tey solution amagul maa ngi koy dégg bërki démb si benn déclaration bu ñuy def France 24 mais yërmandeel lay xalaat mais coût social yi nga xamante ni tey mu ngi si réew mi moom xam na ni bu baax Sénégal attanagul décision yi nga xamante ne moom la bëgg a jël mooy cerner population bi ba ñun ñëpp ñu toog seen i biir kër bu nekkee benn 15 wala benn 1 mois pour solution mën a am et donte mu ngi koy xalaat mais accès buñ fa parce que dafa laajoon tey si taxawaay keroog bi nga xamante ne tey feebar bi gis nañ ko au niveau de Chine jamono boobu le président waroon jël ay responsabilités mais li mu def dafa yéex a jël ay responsabilités ba tax na feebar bi dugg ba pare te bu duggee tey waxatuñu cas importé yi mais li nga xamante ne tey importé yi jur nañ ko ba mu nekk ci biir mbedd bi di law te kenn xamagul fan la nekk foofu la situation bi nekk kon en gros mot daal jàpp naa ni taxawaay bi jaaru nañu xalaataat ban formule lañ ciy xalaat parce que lu ñu war a xalaat la parce que day rey lii rey nag te rey bi ci gën a gaaw mooy mag ñi ak ñi nga xamante ne dina am ay cancer ay diabétique ñooñu aussi feebar du leen baal dara kon jaaru na tey lii nga def taxawaay bi ñeneen def ko sensibiliser population bi nekk ci wax ak askan bi mais aussi wax ak ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo yor li nga xamante moom la ñuy xaar les maires muy le président de la République même les chefs de parti les chefs de religion comme ni ko suñu xalifa bi defee démb yooyu mooy taxawaay yi ci am solo parce que nit ñi faaw ñu dundal leen tout à fait mais tëj leen seen kër toog leen seen kër
je pense pas que de solution. merci beaucoup waaw loolu am na solo li nga wax noonu am na solo trop parce que fi ñu toll ci jamono bi yaakaar naa ni ñëpp tiit nañ donc nañu gën a góorgóorlu rek gën a muñ te aussi jéem a jëlee feebar bi Paba loo xalaat ci feebar bi actuellement ak fi ñu toll. waaw vraiment feebar bi moom dañuy maskawu sénégalais yëpp di maskawu àdduna bi yëpp parce que gis nañ ne feebar bi nekk na feebar bi nga xam ni day lor te sonal na borom kër yi sonal na ñëpp mais nag xëy na yàlla moo ko fi indi ñu ngi koy ñaan yàlla mi nga xam ne moom rek mooy def jàmm yàlla nañu ci yàlla dimbali tamit ñu wax ne président de la république mu yokk matuwaayam ndax gis nañ ne dëkk bi soxla na dimbali kon vraiment ñu ngi koy gën a tàllal loxo mi ngi def na mais ñu ngi koy gën a ñaaxa ak gouvernement bi mu àndal yépp ne leen nañu gën a yokk seen loxo te xam ne dimbali soxla nañ ko surtout banlieue bi nag banlieue bi dafa soxla dimbali kon tamit moom ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm suñu jógee foofu nag dañuy wax ne olof dafa wax ne ragal féete dafay xañi cër kon ñun fi ñu nekk muy position bi nga xam ne dañ ko jël te gëm ne ki ñu àndal tamit ku gëm boppam la te ku dëggu la kon muy monsieur le maire Coumba Ndoffène Fall tamit ak taxawaay bi mu def ci feebar bi kon moom tamit ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm yàlla defal ko mu dellusiwaat ci maire yi incha allah jëlaat beneen mandat di ko wax ne bi feebar bi amee dafa jënd ay garab yu bëri dem ci poste de santé yëpp jox leen ay garab retourné waat dem ci femme responsable yëpp kenn ku ci nekk mu seeti la ñu gis nañ ne dem na ci garage yi yëpp jël ay bërigo teg ko fa di ñaax askan bi pour ñuy raxas seen loxo yi ñun ñi tamit vraiment ñu ngi koy ñaanal bu baax moom monsieur le maire Coumba Ndoffène Fall yàlla defal ko jàmm bi loolu amee tamit dañu gis ay nit yoo xam ne xëy na dafa am ñoo xam ne dañuy profito ci yenn action yi ñun ñu ngi yor ay bërigo yu mag teg ko ci ay côté gis nañ benn waay boo xam ne dafa jël benn site internet yor lu mel ne ay siwo di dem di profito di ko teg ci yenn coin yi di ko teg di won population bi ne man damay def geste te ñooñu su leen dëkk bi soxlaa duñ leen gis dëkk bi bu soxlaa ñooñu duñ leen gis dañuy bàyyi ba benn événement am rek ñu ciy profito di won nit ñi ne ñi ngi ci te bu événement yi jàllee koo ci fëgg doo ko gis kon ñoom ñu di leen wax ne nañ yem ñoom ñuy profito commune Diamaguène Sicap Mbao muy ñu góor ñi ak ñu jigéen ñëpp amuñu niveau ñoom ñëpp ku ci dem ci ASC ba nga dëkk mënoo faa nekk sax PCO ñoom ñëpp. yaa ngi anticiper débat bi mais il fallait ma bàyyi la nga wax li nga xamante ni moom nga bëggoon a wax mais j'espère que tey fi ñu toll ci commune Diamaguène Sicap Mbao ak politique bi fi nekk ñu am benn leader politique bu toog yaakaar naa moom mi nga xamante ni tey leader la te am na loo xamante ni dégg naa ñu ne def na ko fi. mais Yaxya Fall yow lan nga defagum actuellement nii ci feebar bi toll ci biir commune parce que politique yi yéen chaque jour moment bi leen gars yi soxla duñu leen gis wala ngeen jël seen ñett omo ñett saabu ñëw def ay vidéo wane ci réseaux sociaux yi loolu lan nga ci xalaat. waaw sant yàlla bu baax parce que xaaruma woon Pape Ba si façon forme de communication bi mu yor xaaruma woon Pape Ba tey que man ma nekk son adversaire. kon daf la vaccé quoi. daf ma vaccé. ah bon. te je pense pas que yóbbante kàddu jëlul face à face la ne Yaxya Fall moo def nangam en tout cas man maa ngi sant yàlla bu baax. kon Pape Ba li mu wax dañ ci gis sa bopp. li mu wax Yaxyam la concerné. je ne pense pas que pour être gentleman. et c'est pas l'appel ñuy naan gis nañ benn waay waa ji Yaxya Fall la tudd mu ngi nii en face de toi. yow la quoi. waaw il faut les oser le dire. et Yaxya c'est un citoyen modèle. boo xamante ni tey man jàpp naa ni Diamaguène Sicap Mbao exemple la man personnellement Diamaguène Sicap Mbao ñoo la ko wax wala yow yaa jàpp lool. man jàpp naa ni man Yaxya Fall askanu Diamaguène Sicap Mbao d'une manière globale sur les 79 quartiers man jàpp naa ni man modèle laa si yow modèle man modèle laa si man personnellement avant que population bi li ma ko wax man damay sant yàlla si loolu fier si suma taxawaay si askan bi et je pense que siwo yooyu ñuy wax buñ ko deful woon ay barigo du génn siwo yooyu ñuy wax. waaw te siwo yi dama ci gis sa photo quoi. parce que li ma def la dama ko war a wan ay nit. mais est-ce que jarul la. ay nit yu minime ay nit yoo xamante ne tekkuñ dara ci commune bi comme ku mel ni Pape Ba. mu roy ci loolu. non attends mu roy ci loolu parce que diine sax dafa ni lu baax nañ ko fësal. lu baax nañ ko fësal man je ne suis pas élu je ne suis pas ministre ni maire
ni conseil municipal. homme politique. mais je suis un homme politique nekk un directeur de société. gérer ay nit. sensibilisation bi tel que bi président Macky Sall defee son déclaration. et tous les chefs de parti. dañoo bàyyi seeni entité politique ñëw topp ko ci moom ànd ak moom ci li ñuy def. ndax xeex bi ñëpp la concerne. et taxawaay boobu aussi laa gis keroog bi ñu nee ma Thiaroye Gare am na benn cas. boobu ma analyser ko le frère Bara Gaye le secrétaire adjoint du parti. enregistré 2 cas au Yeumbeul Sud. kon Diamaguène Sicap Mbao est menacé. vu la contexte man personnellement en tant que citoyen. pas en tant qu'homme politique en tant que citoyen. suma xel war na xalaat suma ñetti dërëm bi ma yor ma ne xaaral ma dem initier dara. loolu li muy tuuti ay nit bénéficier wu nañ ci geste bi. mais avant ñuy wax acte sensibilisation bi. waaw si yooyu ñuy jënd dafa am ay robinet. tout à fait. man maa ko jënd. et photo yooyu ñuy wax. non photo bi amu ci woon important xam nga moo ci am important. message bi ñu doon jàllale. ñun ñëpp nañ ko xeex entre parenthèse parce que man jàpp naa ne man pour man Yahya Fall leader politique la. bu fekkee visibilité. moom moo ko war a liggéeyal boppam. mais pas question muy jox nit saabu def ci photo pour wane ni ko man maa ko def. ay sachet. waaw sachet yi ñu defar. waaw moom moo am photo yi. wax may man laa jàpp ne attends mais si woo yéen ñu installé si mbedd ya. waaw fan ko installé muy marché Thiaroye. waaw Sam-Sam. waaw 2 coins yi lañ ko def jël garage Sam-Sam. garage Thiaroye. ak yenn endroit yoo xamante ni nit ñi dañ fa doon dajaloo. yooyu lañ ko installé. sachet yan defar. ay poster lañ defar. waaw poster yooyu ñu defar. dañ ci def ñun ñëpp na nekk suñu yitte. waaw gis naa ko. parce que olof la ñuy wax. waaw mais forme bi. geste bi moo am importance pour ñun li ñu def. li ñu def geste bi moo si am importance mooy population bi gis ni kat au moins seeni leader politique. parce que tamit quoi qu'on dise dañoo yor ay militants yor njaboot. commune bi dañuy oser di ko wax que ay ndaw lañ fi yu am sañ-sañ. 2 février parce que gis nañ ko Ndofène man j'ai rien dit à Ndofène. Ouais. À toute sincérité. dañoo sensibiliser population bi. woo ko moom le maire en tant que citoyen. mu def aussi ay gestes. wax la son excellence le président Macky Sall. mu appuyer le maire. kon man suma rôle d'alerte la. tey marché bi ni mu meloon su fekkee sensibilisation amu fa ñu ngi sant yàlla boobu ba tey commune bi amagul benn cas bu ñu fi dégg kon ñu mel ni Yahya Fall ak ñeneen ñu mel ni moom ñoom ñoo jóg ànd ak askan bi wax ak askan bi loolu ñi nga xamante ne ñu koy tooñee groupement de femmes yi nga xamante ni tey ñun ñoo leen yor ñoom ñoo produit javel bi. waaw d'accord javel bi même boo xoolee bouteilles yi. waaw dañ see def don du horizon. waaw d'accord loolu noonu man côté boobu noonu xam naa dinañ ci ñëwaat léegi ma dem ci Pape Ba kii dafa wax tamit loo xamante ne am na solo muy ko moom en tant que citoyen en tant que politique homme politique aussi def na ay gestes mais je pense que moom li mu def loolu la am mais maire bi tamit def na li mu am mais pour quelle raison yow nga ni ko siwo yi ngeen def ak nangam sangam parce que tamit dafa def li mu mën quoi. waaw xam nga bu fekkee dafa wax ne dafay ñëw dimbali jaamu yàlla yi nit ñi nekk situation. te mu ne moom dafa gëm commune bi. jarul di parafité parce que ku ñëpp xam na nga xam ne boo génnee nit ñi xam la. yaakaar naa jarul di parafité ci benn événement bu am jënd sa ñaari siwo yi 2000 monté ci sa robinet daw taf ci say photo pour parafité waale ci. te ñun ba mu koy def jamono ba mu koy def est-ce que nekkul daf ko def tamit pour askan bi. non parafité la parce que buñ ko gis bu askan buñ loolu amul duñ ko gis ci askan bi. duñ ko gis xam nga Pape Ba mi tekkiwul dara. nekk defar fi juróomi jumaa yoo xam ne ay jàkka la woon nga xam ne dañ ci doon julli tëj ko. Pape Ba ñëw liggéey leen bañ def ko jumaa di ko tijji. Pape Ba moo liggéey loolu. Pape Ba moom moo ko liggéey ak ay partenaires yu xamante ne jumaa yi ñu ngi fii ñëpp gis nañ leen yoo xam ne ni ay am na ci ñaar yoo xam ne jàkka la woon. Pape Ba mi tekkiwul dara dem na uti ji ay partenaires ci juróomi jumaa yoo xam ne fii ci commune Diamaguène Sicap Mbao fexe na ba juróomi jumaa yooyu liggéey nañ ko ba ñu ngi fay julli jumaa am na ci jàkka yoo xam ne amuloon margo Pape Ba fexe na bañ def fa margo def fa clim am na mbaar moo xam ne jigéen ñi amuñoon fi ñu jullee mu liggéey ko Pape Ba mi nga xam ne tekkiwul dara
2013 bi tëli bi lamp yi faye diggante moom ki mais tekkiwul Papa dara. mais li ngay def nii li ngay def nii est-ce que nekkul politicien comme ni ko jeunes yi di waxee déjà ñun xam nga ñun dañoo xaw a sonn ci genre politique boobu maa def lii maa def lii maa def lii xam nga ñun lan lay pour man actuellement ni fi ñu toll fi situation bi toll nii actuellement lan la comme ni nga koy waxee sa maire Coumba Ndoffène Fall lan la prévenir ci aide alimentaire yi lan la prévenir ci Covid 19 je pense que yooyu noonu am na solo ñu wax ñu ko ci suñu kanam quoi. waaw léegi xam nga comme monsieur le maire Ndoffène Fall bi nga xamee ni lii am na. li bi ci jiitu mooy dem taxaw askan bi dafa dem jënd ay garab. dafa dem jënd ay garab ci millions yu bari wër poste de santé yi. parce que maire bi muy ñëw mi ngi fi fekk ñetti poste de santé. mu ñëw yokk ci ñaar benn bi mi ngi Mandela daf ko defar ba équipé ko ndox mi rek moo ci des xam naa fii jamono yu néew dana ñëw. poste de santé commencé ànd ak maire. man maa ngi commencé ànd ak maire yàggul. mais li tax nag ma dem àndee ak moom yàgg geeg ñàkk yàgg gi amu ci solo. lan moo ci am solo. li ci am solo mooy nit ku dëggu sàmmi waxam. mooy maire ñun dañoo bëgg nit koo xamee nii su ne laa damay dem Caaroy damay dem Caaroy. mais Papa ñun dañoo gis ne maire depuis 2012 2014 la toog ba 2020 mandaam jeex na sax actuellement àndoo ak moom ñu dem ba 2020 ak situation fi mu toll nga dem ànd ak moom te gisoon nañ la ngay ànd ak sama loolu population bi am na ñu ne bi ma laajtee def samay question def samay micro trottoir am na ñu ne Papa dafa wor non seulement wor na Abdou Samad non seulement wor na population ñooñu lan nga leen di wax. waaw li ma leen di wax mooy bi may dem di ànd ak sama tàgguma leen. sama 2012 la ñu xamante ma dem seeti ko. ànd ak moom te yàlla tax. parce que dama jàpp ne ki war nit mooy ki la jox entreprise ki la embauché ci société ki la may oto ki la may kër. mais su fekkee ne loolu yëpp amul da nga amoon ambition wu dem gis benn nit yërëm ko ànd ak moom te yàlla tax di jëloon sa moyen. ci sa moyen yërëmoon sama waaw dama ko yërëmoon di doon jël samay moyen di ànd ak moom te yàlla tax. kon nag man am naa droit tamit gis maire bi xam ne nit ku dëggu la nit ku dëggu la. mais Papa ñun ñu gis ne barki Dembo Ndiaye nga fi xas maire saaga ko tey nga toog nii plateau di gërëm maire di tagg maire mais loolu est-ce que tamit du tax ñun ñi nga xamante ni ñu ngi ci nii ñuy wax politiciens yi gëmuñu dara dañuy dóor nangam sax est-ce que nekkul ne loolu dañ koy dëggal tamit. non duñ mën a dëggal loolu ndax xam nga lu ñuy gëm ñun. dañu gëm ne ñi ñu xamoon. te jege woon leen information yi ñu doon jox ci maire baaxul. waaw ñoom ñi ñu dëkkal mooy ñi ma fi tudd sànq. ñoom ñoo ñu gënoon a xam maire parce que ñoo dëkkoon ak maire ñoo ñu doon droité di ñu fréquenté di ñu wax ci maire loo xam ne amul. jàpp ne yow dañ la daan utiliser di la jaxase. dañ ma daan utiliser ñu bëri bi ñu jéggee ne dem naa ci maire li leen déranger mooy xeer yi ma doon dóor maire te mënuñu ko koo dóor. te di la wax ne ñoom ñi xëccoo commune bi laa la wax muy ñu góor ñi nekk ci département bi commune bi yépp maire leen ëpp jàng moo leen ëpp lépp. mais Papa lu la maire jox wala lu la maire defal ba nga ànd ak moom. non dama gis ne am na xam-xam. mais jege ma ko woon nag temps bu ndaw nga ko gis. non temps bu ndaw laa ko gis parce que nee naa la ñi ma doon jege. lañ ma daan wax ci maire amul faux information lañ ma doon jox mais man maa dem xooli ko te li ma gën a bëgg ci maire. muy nit ku dëggu damaa bëgg nit ku dëggu. leader yi dëkk commune Diamaguène Sicap Mbao muy ñu góor ñi dëgguwuñu. bi ci topp nee naa la ñu. leader yi dëkk Diamaguène Sicap Mbao leader yi dëkk Diamaguène Sicap Mbao ñu góor ñëpp laa la wax. kenn dëgguwu ci. kenn dëgguwu ci ku ci nekk sa ASC ba nga dëkk. kon maire dong moo ci dëggu. ku ci nekk ASC ba nga dëkk laa la wax xam nga nit dafay commencé ca fa mu dëkk. waaw non dama bëgg nga tontu ma foofu leader yi nekk Diamaguène Sicap Mbao kenn dëgguwu ci. kenn dëgguwu ci parce que sàmmuñu seen i wax bu ñu la nee tey. bu ñu la waxee ne dañuy dem Caaroy suba ko ñu leen piqué. est-ce que nekkul tey li nga ànd ak maire. mën na nekk kàddu yi ngay wax ni daan nga ko wax maire. musuma bi ma koy wax maire tamit musuma koo wax ne dëgguwoo. d'accord loolu dégg nañ ko bu baax a baax. dama lay ñaan donc waaw may ma ñëw non tëjuma maa ngi ñëw Yaxya donc internautes yi ñuy seetaan ci suñu émission vision ensemble tey ñi nga am invité Papa ku nekk dégg na ko li mu wax tamit nañ ci gën a bàyyi xel. ñu comme ñi ma doon laaj ne ma nanga ma ko laajal lii laajagum naa ko lool am na yeneen question yoo xam ne des na dañuy jublu ci Yaxya Fall Papa dafa wax lu am solo leader yi nekk fii nii te yow dama gis ne actuellement nii je pense que candidat nga leader nga tamit. incha allah kenn dëgguwu ci. daf ma saaga ñun ñëpp. xas nañu mais dañ koy sant yàlla ndax quoi qu'on dise aussi vraiment dama am gàcce. lu tax parce que Papa maa moom suñu diggante dafa sori woon trop suma xarit la woon. la woon. la woon. politique moo ko bëgg a yàq wala la. kaddu tey yi woon na ko. déedéet. et bërki démb dama def benn commentaire après son rencontre avec le maire et
àdduna bi yëpp di ma woo. ma ruus sax après am kersa xool ko parce que. lu tax nga woo dama ruusoon. parce que la ma bind dama jàppoon ni sax demul far ndaxte dafa dem. ma ruus si déplané aussi carrément. parce que communiqué woon nañ avant maa ma waxtaan nañ mais dama ruus. mais comme da ngaa juum da nga koy baalu àq fii. après loolu non jëlatul baalu àq. lu tax. nit jikkoom rek la mën a wane. ah parenthèse quoi parce que man je ne suis pas là pour exposer papa parce que. yaakaar naa su ma taxawaay ci commune bi weesu na. may benn tey ak képp ku mu mënti doon. même son leader son nouveau leader le maire mooy suma nawle tey ci commune bi Diamaguène Sicap Mbao. ñun yàlla dogal na fan dëkk dañ fa tekki dara d'abord. parce que ku dem ba nekk le président commission finance de son ASC. nekk le vice-président conseil du quartier. yaakaar naa amatul cër bu gën a rëy cër yooyu nekk président ASC cër gënu ko rëy. te Pape Ba mënul fay luyaas ba naan la dama tabax ay jàkka ku yorul lu mu lekk nan lay tabaxee jàkka. Pape Ba non attends. Pape Ba ñemewul fii mais tabax na ay jàkka. non amul ku yorul dara. ku yorul dara nooy tabaxee jàkka nee na moom ak ay partenaire am. non dañ bàyyi loolu quoi man neex na ma trop. damay ànd ak leader bu mu mënti doon. sañ-sañam la. bu ko neexee parce que yàlla bi mu koy saako tàgguwuñu. que mu ànd ak le maire ak mu ànd ak Abdou Samad démb ak mu ànd ak Buri Sène démb. ñun yooyu amul solo quoi xam la moo am solo si ñun. mooy taxawaayu Pape Ba ci commune bi. mais ñu ci taxawaay bu baax commune bi wala nekku ci. non taxawaay bii baaxul. xam la moo tax baaxul gis nga nit jikko la d'abord. jikko gis nga góor. même buñ koy rey da doon góor. man jomm naa. tey yenn propos yi di jóge ci man. ak lu ma mënti seq ak la maire suma mag la. nit ku ma respecté la. nit ku ma respecté la laa lay wax. biir cabinet maire la ma fa séq ak ñoom moom séq ko fa ak kenn. te bu ne dafa am ay nit yu doon indi ay information ci moom Pape Ba kan moo koy indil information ci moom. le 2 février. te fii la ma fekk. Pape Ba moo conduire Abdou Samad suma bureau. non attends. ma ñëw jël leen comme sponsoring. Arafat Imo moom moo leen sponsorisé. taxawaayu le 2 ak tey. lépp am na non nanu bàyyi di diaboliser les gens. waaw bugguma débat bi nekk entre Yaxya. non loolu lay daw moo tax ma bëgg tëj parenthèse boobu. voilà nañ parce que xam la moo tax. gis nga doomu aadama. donte da ngay lekk suuf. mais doonal góor. waaw d'accord léegi nañ tëj parenthèse lépp lu ko Ndofène Fall mënti defal. ba muy saaga ndey Kumba Ndofène bëccëg suñu kanam la ñu. waaw d'accord te kàddu yooyu. Yaxya Fall mosu koo jàkkaarloo Kumba Ndofène di ko wax sañu ma ko sax fit amuma fitam. que waxuma le maire Ndofène. mais Souleymane mi nga xamante ni moom ci cabinet yi lan nekk ñu gën a ñàkk fayda ci biir mairie bi. Yaxya sañu leen di leen gaaruwaale wala ma leen yónnee ay kàddu. kon nanu fexe xam ni dafa am ay doomu aadama yoo xamante ni ñu ngi ñuy xool. doomu aadama yooyu ñun la doon roy. taxawaayu Pape Ba donto nu mu mënti mel lu nu naw la. que tey mu bàyyi Abdou Samad que ngoon mu ànd ak le maire ñun loolu yitteelu ñu ndax lay dundal Pape Ba ñu joxuñu ko. mais nanu sàmm suñuy coloré démb. parce que dafa am solo. man maa ngi milité PDS depuis 98. ba tey jii may wax ak yow Yaxya Fall resté biir PDS kon góor doon góor kese moo ñu bàyyi biir PDS. ak lien bu mu mënti am ak doomu aadama bu mu mënti doon mais ñu ngi sàmm suñu kóllëre 2019 dañu génnoon PDS. non Yaxya musta quitté PDS. Madické 2019. mën naa si tontu. waaw Madické citoyen la. citoyen nekk militant parti démocratique Sénégal. génn non pas mu génn. ñun waaw bàyyi man ma tontu. nga ànd ak moom man mën naa tontu. ok parce que olof dafa ni tungu na du tee ñuy nataal. waaw ba ma juddoo ba tey PDS laa ne. 98 laa milité PDS 2019 bokkul PDS. dama lay tontu li tax Madické 2019. horizon 2019 fépp fu mu mënti nekk dans le département de Pikine. à Malika Djiddah Thiaroye Kao fu mu mënti nekk. responsable bu fa nekk candidat ngay nekk vers les locales. Yaxya candidat la élection locale yii di ñëw. te yoo xamante ne xamaguñu kañ la jëm. Yaxya Fall caution bi 10 na di 10 millions. incha allah yàlla may nañu ko parce que dundewuñu politique. am nga moyen yooyu. yàlla dimbali nañu ci mbaaxam. mais Yaxya Fall waa xaar ci mbaaxam ñu yor suñuy entreprise di si liggéey
di si sant yàlla. très bien maa ngi ñëwaat ci yow Yaxya Fall ñu dem ci Paba mi nga xamante ni tey jii nii mi ngi ànd ak Coumba Ndoffène Fall maire de Diamaguène Sicap Mbao mais Paba Coumba Ndoffène actuellement nii yan tànk la war a taxawee yoo xamante ni population bi dinañ gis seen bopp parce que population bi tey koo ci laaj ñu bëri dañ naan gisuñu sel gisuñu maadaar gisuñu saabu gisuñu dara léegi nag ci sa biir wax nee nga jox na ko district yi mais image yi ñuy gis ak population bi ko gën a soxla gisuñu ko ci ñoom loolu lañ bëggoon wax. waaw loolu dañ fay ñëw tuuti mais dañuy wax Yaxya ne ko su fekkoon na dëggu na dafay sàmm li maître Abdoulaye Wade wax moom mi moom PDS nga xam ni ki moom kër gi bu ne laa bul génn doo génn su fekkoon ne dëggu na maître Abdoulaye Wade bi mu waxee ne PDS awma candidat yabaluma kenn ànd ak kenn bu doon dëggu na du dem di ànd ak maître Madické Niang kon su fekkee dem na ànd ak maître Madické Niang rek ay moyens moo tax ñu ànd ak moom ak ña mu àndaloon kon kooku dëgguwoo bu fekkee da ngaa dëggu da ngay respecter sa kilifa ca la mu la wax bi ci topp Pape ba amul location mais demu fi ci programme bëgguma ñu def ko ay weccoon te kàddu dama bëgg nga ñëw directement ci li nga xamante kon ñu wax ci monsieur le maire li mu def sawar nañ ci wax non waxuma lim def lim defagul li jëm ci kanam li ci jëm ci kanam mooy bi ci jiitu mooy ginnaaw bi mu joxee garab yi ba pare ci poste de santé yi bërki démb bu voté ne conseil municipal génnee 35 millions ci budget bi ville de Pikine accompagné ko mu ne dina jënd ay ceeb dëwlin suukar ndimbalu président Macky Sall bi képp koo xam ne ci commune am jotuloo ci moom dana fexe ba ndimbalam agsi ci yow bi ci jiitu tamit waaw Coumba Ndoffène moo ko wax bërki démb la def conseil kon yaakaar naa internet yi ñuy seetaan Pape Ba moo ne képp ku yeewoo Diamaguène Sicap Mbao Coumba Ndoffène Fall dina la indil ceeb ak diwlin waaw dama ne dafa wax ne wax dafa neex mais déggin la laaj dafa wax ne président Macky Sall ginnaaw bu defee ndimbalam ba pare ci commune bi moom monsieur le maire mu voté na budget ci conseil municipal mu génnee somme 35 millions ville de Pikine accompagné waat ko ci beneen somme boobu da koy jëndee ay ceeb ay dëwlin mu téye ko su président de la république joxe li muy joxe ba pare moom dana defaat beneen équipe Birane Anta Seye di ko piloté mu duggaat ci commune bi koo xam ne ni amoo woon ci ndimbalu président Macky Sall te fekk na yow ndimbalam war nga cee mën a am dinga ci am waxuñu nag ne monsieur le maire képp ku amul dina la jox parce que commune bi dafa yaatu mais dana xool ka ko war yelloo dina ko jox mais mbaa du ngeen ko def affaire de partisan kii jël fii non loolu du ko def parce que même ñun ñi muy wax ne ñun amuñu taxawaay wala ñun defuñu dara fexe nañ ba ñun ay bonne volonté ak ñi ma àndal di liggéey ay téer defar nañ ay masque lu mat 1000 masque mi ngi nii ma téye dimbali waala tamit téer yi ma dëkkal parce que dañu gis ne yii ñuy jënd ji ci yeneen côté téer yi ma dëkkal mën nañ ko ma accompagner leen jox leen ay tiges jox leen lépp ci taxawaay Coumba Ndoffène Fall monsieur le maire t-shirt ñu ngi koy defar suñu paree dinañ dugg ci population bi jox leen ko kon tamit ñun suñu taxawaay am nañ taxawaay parce que bu nit nee nekk naa président ASC man nekk naa président ASC su nit nekkee dara ci gox man nekk naa waaw loolu noonu Pape Ba tey jii tey ak ñi nga xamante ne xam nañ la ak Samat depuis 10 ans ainsi de suite donc lan ngay ban position politique ngay orienté waat Samat bu fekkente ne da nga jàpp ne leader yi fi nekk yi kenn dëggu tey en tant que moom mi nga xam ne moom nga gën a xam ci leader lan nga mën a yóbbante ci moom loo xamante ne mën na koo jëfee suuf Samat jàmbaar la yàlla na yàlla defal ko jàmm yàlla defal ko sutura yàlla sàmm ko am na taxawaay parce que taxawaay bi weesuwul école Sam-Sam 3 public am ndox ñii fiy wax yépp musuñu faa jaar sax yërndu miir ba mu di fa yendu di fa fanaan ba indi fay partenaire bañ defar école bi ku fa jaar sa xol neex bu fa sa doom jàngee waaw mais Pape Ba gis nga nag su ma toogee ngay wax lii ci Samat après nga mën fi bàyyi Samat dem ànd ak Coumba Ndoffène man daf may jaaxal parce que la moo tax mu may jaaxal te jaaxal na internet yu bëri nag jaaxal na Diamaguène Sicap Mbao ñu bëri parce que yow ak Samat man mus naa waxtaan ak yow nga ni ma carrément Samat nii dama koo bëgg te yàlla tax di ko jàppale te yàlla tax tey bu ñu gisee beneen Pape Ba bu tourné bu garaaw man sax daf maa jaaxal naa te xam naa ne jaaxal na ñeneen parce que des fois ñu laaj ma ko man leen bis bu ma invité Pape Ba dinaa ko laaj. loolu bu mu la jaaxal parce que nit sa papa day doon murit nga nekk murit ba mu neex la nga ne maa nekkoon ci murit mais maa nekk leneen non bul yóbbu foofu débat bi foofu dafa xaw a sensible ci côté politique bi nii ak yàq Samat li ngeen àndee
ba ñëpp xam ko fu sama tournée ñu gis leen ci le 2 bii rek ndeysaan ngeen am ay image yu rafet yoo xamante ni tey des fois sax man damay rus man xam nga tax may rus en personne parce que lu tax mooy samat pabba ñu jékki-jékki rek gis pabba viré samat def ni waaw loolu mën na nekk parce que lépp politique la te dañu gis ne. du intérêt personnel. non intérêt amul foofu parce que man amu ci benn intérêt personnel bu may yëkkati. ku mun Ndoye Fall jox la dara. non mënuma jox dara foofu seen tuuti moom it pour mu ñuy jox pour ñu ñëw dañu gis ne am na ambition ci dëkk bi ñoo am ambition. mais 5 ans ku mun Ndoye Fall deful dara wala def na fi dara. non bu ku ne deful dara. da nga doxul wala nga gis ko. pourtant yow loolu nga daan wax avant le 2 février bii rek. da nga ko mës a dégg sama làmmiñ. ah mais nit ñi loolu la ñu wax. non da nga ne bul ne ma nit ñi xam nga da nga naan yow Pape Ba yaa ne monsieur le maire def fi dara. monsieur le maire musuñu ko critiquer. defoo dara dañ ko daan wax. li ngay def dañoo bëgg nga yokk ko te ba tey ñu ngi ko koy wax li mu fi def bëri na ku ko xool di nga ko gis ku dox di nga ci daj mais li ñuy waxaat monsieur le maire te loolu lañ àndee ak moom. monsieur le maire dëkk bi moo ñu ko gënal suñu commune ñu ko gënal mais dañoo dem nag pour ngir soutenir ko mu yokku dooleem yokku dayoom gën a daw. yaakaar nga deuxième mandat. incha allah dañu am deuxième mandat parce que ñii di laaj maire bi amu ci kenn ku ci mën a bind lettre bu baax ku ci mënul bind lettre amoo système 2 bu baax. d'accord Pape mot de la fin. parce que mot de la fin mooy di sant comme ni nga ko waxee. di sant waa El Vision. nga xam ne sama digganteeg El Hadj dafa yàgg. dëgg la te tamit man damaa bëgg jeune bu mel ne El Hadj. dëgg la ku gëm boppam di taxale. di taxale ba taxawal lii. maa ngi koy ñaanal ak yàlla suñu borom yàgg naa di ko ñaanal. mu am télé. Yahya Fall bon Yahya yow actuellement nee nga am nga ambition maire te Yahya avant lii tey daan nañ la gis ngay ànd ak yeneen nit yow ba da nga renoncé woon sa candidature ku ci mel ne tey Malick Diop gisoon nañ na ngay commencé di ànd ak moom ne moom mooy sa maire ñu dem ba ci biir gisatuñu Yahya Fall nekk ci leneen tey ma invité la nga ni yow candidat nga à la mairie en plus maire bi nekk fii vraiment ni ñu liggéey yow la moo tax mënoo dem rejoindre ko liggéey ànd ak moom wala lan la. merci si question bi encore parce que maire bi fi nekk mu ngi liggéey te yàlla dafa dogal maire mi ñëw di doon candidat ñu nekkoon te ay candidat si yeneen liste li ma defal Ndofène Fall falu Ndofène Fall defal yàlla dogalee si Benno Bokk Yaakaar falu te li may wax adduna moo koy seetaan jëlal Amath Ndour comme témoin. vraiment. jëlal. non lan nga defal Ndofène Fall xam nga moo toogee fii. nit ñi di déglu nga ne li ma defal Ndofène Fall. li ko defal mooy day mel ne yow yaa jël Ndofène Fall yóbbu ko mairie. li ko defal mooy alors que yow PDS nga nekkoon. li ko defal nekk APR li ko defal mooy bi liste bi listam gagné. waaw nga leen ci félicité. waaw ñun dafa amoon benn slogan. bu PDS doon am na doxee conseil. non man demeewuma woon ci liste PDS maa ngi demoon ci liste Benno Bokkal Jàmm Gën. Benno Benno Taxawal Jàmm Gën. Benno Taxawal Jàmm Gën. bi yàlla dogalee. Yahya Fall est-ce que tamit nekkoo di def nii dugg fii génn fii génn déedéet. est-ce que nekkul intérêt élection personnel locale nekkul intérêt personnel dina jiitu. dama amoon samay ambition tey moo nekkoon démb. bi ñuy dem PDS coalition la amoon na demee candidat. PDS amoon na candidat. nga bàyyi fa candidat PDS dem jàppale. xam la moo ko waral. local la ñuy wax. waaw local on parle pas du PDS. mais gis nga malgré le parti. mu ngi lay delloowaat. kan moo demoon candidat PDS. attendez déglu ma delloo si waat mu ngi lay delloowaat si la position du président Madické ak le secrétaire général du PDS. gis nga dafa am ay entités yoo xam ne nit ki boo fa tolloo. li nekk sa ginnaaw moom moo tax nga koy xool mooy njaboot gi la njaboote. président Madické bi muy dem c'est juste pour sauver l'honneur du parti. waaw d'accord yaa ngi man personnellement bi may dem élection locale. bi may dem élection locale. danoo nekk si biir parti. ma xëy en tant que responsable. ay nit tëyu di defar liste. yëguma ko. est-ce que am nga fa valeur boobu tamit pour ñu yëgal la. am nañ fa valeur. valeur bi ñu fa am. moo ñu permettre ñu forcer la barrière pour monter suñu taxawaay. après d'accord bi yàlla dogalee liste Benno Bokk Yaakaar gagné. président Macky Sall recevoir. Maïmouna Baldé ak le maire. Coumba Ndoffène xamal ko ni ko na bàyyi Ndoffène fa Maïmouna Baldé doon maire ñun personnellement ñun ñi nga xam ne ñu ñoo dëkk entre Aïnoumane Sam-Sam à Nasrullah ñoo jóg fipp am beneen taxawaay mooy lan mooy def campagne pour les conseils municipaux
ñu jàppale le maire Coumba Ndoffène Fall te depuis boobu tamit ba tey malgré sañ nañ critiquer parce que ay manquant ci yooyu la ñuy wax mais faluñu Coumba Ndoffène Fall pour jeter ko ay fleurs parce que li mu def ba muy demander mairie bi muy demande moo ñuy bëgg a xoj dama bëgg nga tontu ma ci benn tontu bu gàtt rek mooy li ma la laaj léegi dama gis ne Malick Diom jékki-jékki ma tontu la ci tontu bu gàtt sama relation ak Malick Diom mu ngi tàmbalee bayaax si diggante politique bi rek bayaax la tàmbalee non bayaax laa xamee Malick Diom ban ko xamee bayaax déglu ko mu ñëw tey bi ñëwee ba agsi ci commune bi war a ànd liggéey mais ma gis ci moom taxawaay boo xamante ni doyatuma ci kilifa am naa sañ-sañu dellu ci la ma newoon mais tey ñi ngi indi woon ne leen kaa leen je n'ai jamais dit publiquement muy rajo muy lépp lu mu mënti doon que ñun pare nañ pour soutenir ma dañ doon ànd nawle ànd nawle googu tey bu ñu demee ba gisuñu suñu bopp sañ nañu ñun mais nekkul intérêt personnel nga jiital wala intérêt communal non du intérêt personnel intérêt communal intérêt communal la te kilifa warta fot ci ndab merci te bëgguma juum te nit ki bu fekkee dañuy ànd te bokkuñu fi ñuy jikkoo bokkuñu fi ñu juddoo mooy ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp mais aussi di am une conseil de sagesse bu ñuy wax en tant que citoyen ñun ñëpp politique jaamu yàlla politique def lu baax rek la war nañ rafetal soow mi duggee ko marché et que ku mënti doon nit ki nag sañ nga mu tooy tey suba nga woo mais nañ rafetal colère démb yi am na solo trop ñu ngi gërëm ba El Vision ndax alalu commune bi la bii mooy deuxième appareil médiatique bi nga xamante ni commune bi mu ngi koy bénéficier wu te lii tey day wane valeur u Diamaguène Sicap Mbao day wane taxawaayu Diamaguène Sicap Mbao mais benn petit mot rek dama ko ñaan mais aussi ñu ngi conseiller le maire na génn def ni Yaxya Fall def sol ay max génn dugg ci marché bi dugg ci mbedd bi wax ak askan bi ndax lii ñaar ñi nga digoon ay terrain nga jox leen ko te bàyyi maire conseil boobu lañ lay jox yaagat assistama dig nga leen fa ay terrain te joxe wu soo amee conseil demal jox leen terrain yi déedwaay waaw temps bi moo ñu ko mayul mais kon mënoon nañoo yaatal ci yeneen di sant sama ñaari invité yi bu baax a baax muy Yaxya Fall ak Pape Ba vraiment dëkk ci commune bi nekk ay nit yoo xamante ne aussi ñi ngi ciy def seen kéemtalaay kattan pour nu commune bi avancé maa ngi gërëm mbokki internet yu doon seetaan émission bi yëpp di vision ensemble di gërëm aussi suñu réalisateur bi di gërëm aussi le PDG Alaaji Lo di ko ñaanal jàmm jaa ngeen jëf ñu ngi leen jox dig daje ba beneen yoon merci